suñ la wóoloo teg la ci boppu réew mi yi la war a yitteel intérêt général bi. intérêt général di ab émission bi leen amal ci seen rajo Sene Vision Média fas yéene di ci waxtaane bépp xew-xew boo xamante ne xew ci semaine bi la jëm ci politique géopolitique économie culture ak santé ak la rajo Sene Vision Média kumpa jeex na ci àdduna bi. Asalaamaaleykum wa rahmatulah waa rajo internet Sene Vision Média ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal si déglu bi di leen fàttali rek ne seen émission intérêt général ngeen mën ko am 20h samedi bu nekk 20h jàpp 21h30 fii si rajo bi tey jile ñu am mbégte mu rëy rëy di si ànd ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ko daan faral di àndal ku si mel ni Abdou Sagne fii si Sénégal Eliman dañaan nekk foofu si Maroc ak Bàcci Ndiaye nga xamante ne jamono jile mu ngi foofule si France luñ ko fas yéene defee rek muy waxtaane li nga xamante ne mooy actualité bi nga xamante ne daal moo gën a am solo ci semaine bi le ñu nemmeeku ci ne jamono ji Covid bi maanaam bu ñu defee situation ba pare nemmeekoon nañ ne bus yi maanaam minibus yi tata yi maanaam ñoom doon nañu junj askan wi ak nguur gi lay di leen wax ne daal wax dëgg fu mu nekk nii prix yi dañ ko xool nuñ koy war a yokkaate tuuti parce que Covid bi jàpp na leen loolu la dinañ si def dinañ ci ñëw nga xam ne le 15 bi passé trafic aérien bi nga xamante ne ñii di état du Sénégal ubbi nañ ko maanaam avion yi lay di jóge ci àdduna bi yëpp di fi wàcc ba mu des ñi nga xamante ne moo di waa Union européenne seen avion yooyu lay nga xamante ne di bàyyi ko lu ci bari lu ci ëpp Europe ñoom it gàntaloon ne Sénégal bokkul ci dëkk yi nga xamante ne daal seen avion yi dina ros foofu seen réew lu mel noonu le moom leneen Sénégal daal di delloo maanaam dinañ ci ñëw tamit ci prix yi nga xamante ne wax dëgg ñi test yi yokk nañ ko bu baax a baax wala seer na lool képp koo xamante ne bëgg ngaa tukki daal muy 40 000 francs yoo xamante ne di nga ko génn ngir mën a def test Covid bi yi nga xamante ne daal jamono jile askan wi jàpp nañ ne seer na lool si loolu le nemmeeku nañ ne luñ naan orus yi ay malala yi njool ni ay ñu mën ko tudde si ay kooba ministre bi nga xamante ne environnement jëloon na ko daal di koy ne da koy yóbbu si fermam bi nga xamante ne moo nekk foofu si dëkkam ba amoon ñaari si génnoon seen bakken coow li bari woon lool le dinañ si dikk incha allah xam naa ak rapport IGE bi nga xamante ne génn na maanaam jàpp ñu bari daal am na ay njuuj njaaj ay nduxum yoo xamante ne ay njiit fii si réew mi daal def nañ ko def te rapport boobule kii di président de la république Macky Sall bu ñu nemmeekoo ne conseil des ministres bi passé jël na ndogal ne daal képp koo xamante ne ministre nga léegi di nga dem ñi saytu la xool yow sa alal jile ndax yow mooy déclarement de patrimoine bi nga xamante ne daal moom it moo ngi koy sàkku bu baax a baax fee 15 jours la woon xam naa ne 15 jours moom li ci tegu bari na lool loolu le bu si xajar yi nañ si dolliwaat yeneen information yoo xamante ne comme li ko demee ne marché waa aar lu ñu bokk bi nga xamante ne amoon na woon démb ci àjjuma ji ñu déglu tuuti dampo musical rek ñëwaat. boo fi jógee sa way daf fi des boo fi jógee di leen jaajëfal di leen fàttali ne yéen a ngi déglu seen rajo Sene Vision Média kàddu gi di bàyyi ko fii si Parcelles Assainies unité 3 maanaam wala sax nga ne Silmong fii si studio Louis Braille di am mbégte mu rëy rëy nag tey di première émission bi nga xamante ni suñu studio bu bees bi lay ñi nga xamante ni ñoo si fas yéene njëkk a def émission ñu nemmeeku ko si mel ni Abdou Sagne sëñ Abdou ñoo ngi lay nuyu yow yaa ngi fii si Thiès yow it sori woo ñu dara. Amidou ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu mbokk ñi nga xam ne ñooy déglu waa Sene Vision Média yëpp suñuy mbokk auditeurs di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi di sëñ Bàcci ca France ak sëñ Eliman ca Maroc di bëgg lool ci doon gi nga xam ne bokk nañ ci ñu njëkk a animé émission ci studio Livraay bu bees bi incha allah yaa ngeen jëf. di la jaajëfal bu baax a baax di dem di seeti Ili sëñ Ili ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Amidou ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu aussi mbokki internet ak auditeurs yu Sene Vision Média di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Sagne foofu ci Sénégal Thiès ak sa ci Ndiaye ca France Nantes ñu ngi leen di nuyu aussi di am mbégte aussi di kontaan ci studio bu bees bi di ñaan yàlla mu am yeneen studio yu bare bari ba nga xam ne wax dëgg yàlla am télé yeeg yëpp dañ ci am yàlla mën na ko yàlla na ko def di ci gën a kontaan nag ndax ñun ñooy ñi ci njëkk a def émission di ñaan yàlla émission bi li ci nit ñi di sàkku rek yàlla na ko ci yàlla def muy xam-xam juddoo ci ak information yu leer.
di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Ili di wax amin si ñaan rek di remercier tamit ñëpp ñi nga xamante ne dugal nañ ci seen loxo daal sëñ Bàcc yow yaa ngi foofu si France ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ am maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo ñu topp ci www.senvisionmedia.com di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi muy Elimane Ladiane fële ci Maroc ak suñu naataango Abdou Sagne foofu ci Sénégal di am mbégte ak bànneex di teewaat ci seen émission bu am solo bi di intérêt général di leen xamal rek dafa nekk loo xamante ne lépp ñëpp la te lépp ñëpp comme lu nekk ne da caa nekk rek incha allah dañuy dikk rek fas yéene ci góorgóorlu li nga xamante ne mooy sunu kéemtalaay kàttan ci weccoo ak yéen ay xalaat ak càmbar jàngat li nga xamante ne moo di actualité bi di ñaan rek yàlla defal ñu ci dégg ak topp di ñaan aussi studio boobu nga xamante ne ñu ngi ko daloo bees yàlla suñu borom def ci barke ba fépp fu média bu mag di àgg rek suñu média bii nii di seen vision média yàlla def suñu borom boole ko ci média yi nga xamante ne dinañ ko tudd fu nekk ci àdduna bi di wax ne dañ naan xëcc bu daggul dikk mbaamu yendoo dëgër mais incha allah dina baax tepp moo gën yuréet dinaa leen axlan wa saxlan fii ci seen vision média ba ci kanam incha allah. waa di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Bàcc mais xam naa dañuy tàmbali ki nga xamante moo du sëñ Abdou Sagne moom mu ngi nekk fii si Sénégal nekk Thiès di la nuyu yow it Abdou Sagne di la nuyuwaat ñëpp ñoo xamante ne actuellement ñu ngi foofu la di suivre seen rajo seen vision média ñi bàyyi la rek nga defal ñu situation Covid bi nga xamante ne jamono bii la ba léegi daal mu ngi tëj xelu askan wi. waa Amidou ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di comme ni nga ko waxee mbokki seen vision média yëpp. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar comme li nga wax rek situation Covid bi nga xam ne mën nañoo jàpp ni chaque jour rek ñu ngi joxe li nga xam ne moom mooy situation bi tout le temps ñu ngi koy def léeg-léeg baar bi wàcc léeg-léeg baar bi yéeg mais wax dëgg yàlla tey moom gis nañ ni yéeg na bu baax a baax a baax a baax ndax ci mën nañ joxe benn exemple rek ni ci moor yi amaat nañu yeneen 3 ak 125 yoo xamante ne ni cas yoo xam ne am na. ñu gis ni ba tey tamit cas yi nga xam ne ñooy cas communautaire yi tamit dañuy gën a yokku te buñ koy compter tey da ngay gis ni dëkk bi yëpp la làmb fépp benn dëkk daanaka duñ ko bàyyi ñu gis ni ba tey malgré effort yi nga xam ne ñooy am malgré yi ñuy wax malgré xëy na ñàkk a gëm gi malgré ñàkk a dem courbe bi moom mi ngi fi rek di gën di yéeg ndax démb ñu ngi woon ci 63 yaakaar ni am nañu xëy na dana gën a normal wala mu gën a yegg fenn bi mais tey dañoo ñëw rek affaire bi grimpé daal di jëm kaw ñu dégg ci rek ni kon looloo xam ne la kenn mënu koo contrôler loo xam ne Sénégal di nga dégg ñuy àdduna bi di nga dégg ñuy wax ay pig ak yooyu waaye daal ci jàngat gën a kii moom mooy ni Sénégal moom feebar bi jógeegu fi te chaque fois ça gagne du terrain te amul benn gox bu mu nekk ci réew mi fi mu nekk nii boo xam ni dëkk bi bàyyi na ko ku consulter chiffres yi nga xam ne ñooy am au quotidien ci nga gis li nga xam ne moom la ñu nekk di wax kon nag après xam naa danañ ñëw ci waxtaan wi wax ni jamono ji ba tey ci Covid bi la ñu nekk tout le temps lii lépp ñu fi nga fi développé ñu war ko fee waxtaane c'est autour de la Covid-19 mais ba tey li nga xam ne moo ko waral dëgg-dëgg muy maladie chiffres yi nga xam ne ñu ngi koy wax ba fii may wax ak yow mi ngi gën di yokk tout le temps loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp pour exemple ci situation. di lay jaajëfal bu baax sëñ Abdou Sagne xam naa dañuy seeti Elimane rek moom it mu ngi foofu le sa Maroc mu defal ñu maanaam situation Maroc bi waaye tamit jaarale ci defal ñu benn analyse boo xamante ne fii si situation bi nga xamante ne jamono jile xew na fii si Sénégal. waa ñi ngi leen di nuyuwaat yéen mbokki internet di seen vision média di jaajëf gaa yi ne li nga xam ne moom Covid bi situation Covid bi li ñuy wax ne depuis ba nga xamee ne déconfinement bi am na ba léegi constat bi nga xam ne def ko mooy li nga xam ne cas yi dafay gën a augmenter ndax jamono yi ñu toll ñoom franchir nañ ci baaru 17000 cas yi donc ñoom tey situation bi nañ ko defee ñëw globaliser yi nga xam ne cas yi nañ ko ci durant ci 2 semaines yi mi démb ku ngi woon ci 16760 cas ci lañ nekkoon démb amoon 4360 guérisons ak 264 morts waaye tey nag indi wuñ situation morts yi dañoo indi que branche ñu ngi ci 2250 guérisons lañ am durant mois de juillet ba mu commencé ba léegi depuis le 1er juillet ba léegi lépp lu ñu am ci guérison mi ngi toll ci 2250 personnes yoo xam ne wér nañ
donc mort doo waxuñu ñaata waaye ba démb daal 260 mort lañ déclaré woon kon xëy na tey mort dafa amul ndax démb ñoom 181 cas lañ am yoo xam ne ñoo kii ak 395 guérison lañ amoon démb mais tey indi détails yi xëy na week-end bi donc moo tax indi détail bi nga xam ne ni comme niñ koy détaillé chaque jour waaye daal li ñu mën a jàpp daal am nañ ay cas wax dëgg waaye ñi ngi wér waaye nag cas yi jóg te day yokk bis bu di gën a yokk bis bu nekk donc comme ni nga ko waxee di profité rek di wax ne comme situation bi nga wax ci Sénégal wax dëgg yàlla dañuy wax ne du Sénégal rek mais partout dans le monde donc da ngay xëy tey mu yokku su mu wàññeeku mais le cas du Sénégal est du cas exceptionnel ndax boo xoolee depuis lors donc ci centaine de personnes 80 nangam 100 et quelques personnes ngay gis guérison yi gën a li nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñooy contaminé yi donc muy lu jaaxal nit ñi ndax Sénégal au début guérison yi ñoo doon ëpp ñi nga xam ne ñoo doon contaminé yi mais instant bi ñu toll boo xoolee contaminé yi ak mort yi daanaka ñooy ëppul ñi nga xam ne ñooy guérison muy situation bu jaaxal ñëpp bu ma jaaxal yaakaar naa ne bépp Sénégal bu nga xam ne nii aussi yaa ngi topp mbir mi affaire bi jaaxal na ñu wax war nañoo gën a mën a daal waxtaane mbir mi xool ban solution boo xam ne ni moom mooy bu adéquate boo xam ne ni dana tax nit ñi mën a génn ci situation bi ñu nekk na lool ci Sénégal ak situation économique bi mu toll war nañ cee mën a gën a góorgóorlu ba guérison yi gën a bari kontaan. di la jaajëfal xam naa dinañ ci ñëwaat sëñ Bàcc. waaw sëñ Amidou ñoo ngi lay jaajëfalaat comme niñ baaxoo di ko def rek par rapport ak li nga xamante ne mooy situation bi fii ci France ginnaaw ba nga xamante ne ñu ngi nekkoon ci relance bi ñu jógee ci confinement di relance waat activités yi nga xamante ne wala mooy tax koom-koom bi mën a suqaliku ñu seetlu nag ne li nga xamante ne rek moo xew ci dans les autres pays du monde même fii ci France aussi ñi nga xamante ne ñooy autorités yi saytu wàllu wér-gu-yaram aussi ñi ngi am ay njàqare parce que ñu nekkoon nañ ci déconfinement boo xamante ne ba xel yi daloon bu baax a baax wante ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram dañoo seetluwaat ne il y a de cela 3 semaines dañoo seetlu ne li nga xamante ne moom lañ doon ragal te ñoom préparé woon nañ ci sax di ko waajal parce que gis nañ ne épidémie bi doon nañ njort ne dina am deuxième vague boobu nag moom lañ njort ne moom lañ gis mu commencé feeñ ndànk-ndànk ci yenn gox yi parce que comme niñ ko xamee woon demoon nañ ba seetlu ne gox yu bari wàññeeku woon nañ fa ba nga xamante ne situation bi nekkoon na sous contrôle ba nii may wax ak yéen wante seetlu nañ ne ñi ngi seetlu ci ay gox yoo xamante ne ñi ngi gis ne taux de contamination bi nga commencé di yokkuwaat boo xoolee fu mel ni Bretagne ak fi nga xamante ne moo di la Mayenne bokk na ci indication yi nga xamante ne autorités yi joxe nañ ko seetlu ne foofu moom gisaat nañ ne jàngoro ji mi ngi fay commencé di yokkuwaat parce que bu ñu jëlee taux de contamination gis nañ mi ngi ci 2,6% nga xamante ne benn malade boo xamante ne am na ko dana wàll benn ñaar ba ñett nga xamante ne kon jamono ji ñu doon wax ne ñun ñoo ngi jëm ci relance des activités ci lañ gisaat ne kat ñoo ngi amal njàqare ci liñ gisaat ne yenn gox yi ñu ngi seetlu ne jàngoro ji mi ngi fay commencé feeñaan même boo xoolee Île-de-France ñu ngi fay seetlu ne aussi am na ci gox yoo xamante ne hôpitaux yoo fa nekk ñu ngi seetlu ne ñi li nga xamante ne ñoo di ay nit yuy ñëw di signalé wu ñi ngi gën di yokk te ñuy njort ne dañoo am lii du doomu jàngoro bi di coronavirus ba tax na actuellement ni autorités yi ñi ngi takku taxawal ngir di jéem a def seen kéemtalaay kàttan ba nga xamante ne li nga xamante ne mooy deuxième vague bi bu ñëwee danañ mën a jàmmaarloo ak moom ci loolu sax bokk na ci président bi nga xamante ne génn na ci semaine bi ñu génn bi ñuy defar li nga xamante ne moo di seen feetu indépendance ci déclaration yi nga xamante ne def na ko ci sax mi ngi wax di soññe bu baax nit ñi ñu gën a farlu ci respecter les mesures barrières en même temps ñu préparer ba nga xamante ne lii di 1er août bu jotee li nga xamante ne moo di port des masques day nekk loo xamante ne day nekk luy obligatoire ci dans les lieux publics partout nga xamante ne ñi ngi ñaax français yi pour ñuy gën di takk masques yi parce que boo saytoo ci mbedd yi ak ci garam place yi man mi sànq maa ngi jógee centre ville doon doxantu ji mais soo xoolee rek nit ñi actuellement nii ñu ci bëree bëri day mel ni jàngoro ji amatul nekkatu fi ñu ngi dund comme si rien n'était te loolu bokk na ci li nga xamante ne dañuy njort ne dina bokk ci li gën a contribuer
pour que doomu jàngoro bi gën a mën a yokkuwaat ginnaaw ba nga xamante ne amoon nañ ci xel mu dal ba jàpp ne nekk na loo xamante ne moom lu féetu suñ ginnaaw la wante ak fan yi ñu nekk nii liñ gis mu commencé wanewaat di feeñ ci yenn gox yi indiwaat na njàkkare ci li nga xamante ne moo di autorité yi kon yaakaar naa ne bokk na ci mesures yi nga xamante ne moom jëloon nañ ko wante dañ ko gën a maanaam dañ ko gën a mettre en vigueur gën ci insister nga xamante ne pour le moment dañ ne fii ba le 1er août mën nañoo bàyyi nit ñi ñuy sol seen ay masque ku ko solul aussi de dara mën nañ cee bañ a fekk wante nag bu ñu demee ba le 1er août moom li nga xamante ne moo di port de masque day nekk loo xamante ne day nekk lu obligatoire ba nga xamante ne sax yenn maire yi am na ci maire yoo xamante ne jël nañu ay dogal daal di def li nga xamante ne rendre obligatoire li nga xamante ne mooy port des masques di fàttali ne bu njëkk ba amoon na obligatoire bi amoon na wante dañ ko yemale woon rek ci biir transport yi ak ci yenn place publique yi wante léegi même ci biir yenn lieux yi sax dañ ko fay rendre obligatoire kon daal en grosso modo ci li ñu toll mooy comme niñ ko gisee ci yeneen dëkk yu bari ci Europe nga xamante ne demoon nañ ba yaakaar ne doomu jàngoro ji bi jeex na fa ñu gisee dikkaan na fa ba am yenn dëkk yoo xamante ne ñu ngi doon confiné waat seen ay yenn localité yi kon ñuy njort fii ci France loolu gisaguñ ko fi wante gis nañ ne am na ci gox yoo xamante ne gis nañ ne doomu jàngoro ji mi ngi commencé dellusiwaat ndànk-ndànk kon daal fii bu ñu tënkee globalement loolu moo nekk li nga xamante ne moo fi nekk waxtaan ak moom la ñuy bàyyi xel di ko surveiller bu baax a baax. xam naa yaa ngi foofu France maanaam boo doon comparé tey Covid bi fii ci Sénégal résultat yi ngi fiy dégg ñi koy joxe 10 su ne 10 heures bu jotee ak foofu les France lan moo ci différence bi maanaam. xam nga ñun actuellement nii maanaam ñun suñu situation yi fi Sénégal toll ñun ak fi ñu toll dafa wuute parce que ñun boo seetloo ci ay mois de février mars avril ci la metti woon metti gu métti goo xamante ne comme ni ñu doon xaaree foofu bu heure bi jotee ñuy xaar ñu génn def déclaration wax ne tant de personnes am nañ ko temps wér nañ temps ñoo si ñàkk seen bakkan noonu la fi meloon wante soo xoolee ñun alhamdulilah dem nañ ba nga xamante ne ci dernière chiffres yi ñu doon mujj a jot da ngay dem ba da ngay gis benn journée boo xamante ne presque quasiment ay 19 personnes ngay gis la ñu wax ñoo koy am ay da ngay toog 24 heures yoo xam ne sax doo am kenn koo xam ne da ci ñàkk bakkanam même ñi nga xamante ne ñoom lañ nekkoon ci hôpitaux yi ñu def leen fa réanimation dañoon gis ne de plus en plus ñuy dem nombre bi day gën di baissew di wàcc wante li ci indiwaat ak njàq rek mooy dañoo gis ne ni ñoon gisee ñi nga xamante ne dañoon ñëw di ñëw ci hôpitaux yi wala di wot ci SOS médecin pour signaler wu ne ñoom ko dañoo ragal ne am nañu ay signes yu feeñ ci seen yaram yoo xamante ne jort nañu coronavirus la loolu moom dañoo gisaan ne fan yii nii dafa gën a yokkuwaat appels yi nga xam ne moom lañ jot dafa gën a yokk ba tax ñoom ñu jóg dafa alerte boo ko comparé par rapport ak Sénégal nga xamante ne dafa mel ni Sénégal moment bi nga xamante ne nit ñi ñoom seen maanaam seen ay chiffres da doon wàññeeku moom dafa toll ci période boo xamante ne ay chiffres am day yokk et en plus dama jàpp ne Sénégal li tax muy xaw a metti pour ñu comparer ko yeneen dëkk yi parce que maanaam ci li ma seetlu ñun dafa mel ni heure bu ñu defee ay test yu gën a bari dañuy wan ne doomu jàngoro bi ndeke mi ngi gën a yaatu ci askan wi wante peut-être comme amuñ ay possibilité ba mën a def ay test de grande envergure su boobaa pour ñu mën a détecter ndaw lu bari day xaw a jafe mais buñ jàngatee te xool gis nañ ne heure bu test yi gënee bari wala heure buñ gënee yaata rek day wane que ni jàngoro ji mi ngi ci biir dëkk ba léegi génn gu fe alors que maîtrise bi nga xamante ne moom la ñu war a am ci niñ koy xeexee wala niñ koy saytoo ma dafa jàpp ne Sénégal am na ay paramètres yoo xamante ne yu bari dañoo rëcc par rapport ak buñ ko comparé ak fii nii nga xamante ne ñoom peut-être expérience bi ñu jot a am ci doomu jàngoro ji wala liñ ci jot a dund ak coono yi ci daj ak métit bi ni fi méttee woon alhamdulilah métteegul noonu Sénégal parce que fii demoon nañ ba hôpitaux yi saturé ba nga xamante jaaxle woon nañ ba jël ay malade ci dëkk di ko yóbbu ci gox alors que mën nañoo comparer ak Sénégal ne seetlu nañu Sénégal même peut-être à sa manière la koy defee parce que yaa ngi gis ne ministre bi génn na dogal buy wane ne ñenn ñi buñ feebaree mën nañ leen a garder seen kër ku am nangami at wala lu ko ëpp bu dee yor nga yenn doomu jàngoro yoo xamante ne mënta àndaale ak doomu jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus su boobaa mën nañ la yóbbu ci centre de santé yi wala ci fi nga xamante mooy bërëb bu fajukaay pour mën a saytu sa wér-gu-yaram alors que loolu noonu nekk na loo xamante ne jàppoon nañu Sénégal situation boobu duñ fa agsi mais gis nga ni ñu bari tey ñi ngi feebar ñu téye leen seen ay kër di dafa faj
wala boo ñëwee ñu bu dee gis nañ ne yow mi ku ñu war a yóbbu ci fi ñu war a fajala ñu jël la yóbbu la fa seetloon nga aussi daanañ yóbbu nit ñi ci hôtel yi wala ci yenn bërëb yi pour leen fa mettre en quarantaine mais gis nga ne changé nañ lu bare bari ci doxalin yi parce que dem nañ ba xam ne doxalin boobu noonu méngoowul wala dëppoowul ak mi nga xamante ne moo efficace pour mën a xeex ak jàngoro ji moo tax ñu xam ne Sénégal actuellement ni jàpp naa ne ci nit ñi xeexee jàngoro ji moom am na ci ak pëccxoo goo xamante ne wala ak manque de contrôle boo xamante ne par rapport ak fi mu toll peut-être nag loolu mën na ko méngale ak moyens yi nga xamante ne moom lañu am pour di ko xeexee doomu jàngoro ji. d'accord xam naa dañuy dem seeti sëñ Abdou Sagne. dégg nga bàcc lu mu wax maanaam si situation Covid France ak nu mu ko tënkee maanaam par rapport ak situation bi nga xamante ne tey jii moo nekk fi Sénégal mu mel ni lu mel noonu lañ fi nemmeeku est-ce que tey mën nañoo xalaat ne ministère de la santé ñoom jarul ñu changé waat seen stratégie ngir askan wi gën a mën a xam lan mooy Covid bi parce que dañ nemmeeku fu mu toll ni Sénégal ñaari camp moo am ñoo xam ne gëm nañ Covid bi ak ñoo xamante ne pour ñoom Covid bi daal ay naxee mbaay la. Amadou muy question bu am solo. loo xam ne comme ni ko Bàcc waxee. boo gisee ni Sénégal di piloté yëf yi. man nga jàpp ni daal loo xam ne la. comme ni ko Bàcc souligné. situation bi fii ak situation bu foofu ni mu xawee wuute nga gis Sénégal ni muy piloté yëf yi man nga jàpp ne xëy na bu doon wàllu combat la moom mën nga jàpp ne xëy na malade bi dinañu fi daan ndax li nga wax dafa am solo mooy. fii booy seet xëy na ñii dañoo gëm ñii gëmul mais li ëpp ci nit fii dañoo wetti maanaam ñi nga xam ne ñu gëmul akas ñëw sax dañoo commencé di gisee neneen. porte masque bi nga xam ne dañ koo wax ci réew mi ñi nga xam ne ñoo nekk di ko def booy seet defatuñ ko sax ndax maanaam moytu feebar bi ngir di mën a bañal seen bopp feebar bi dalee mais dañ koy def tout simplement parce que nguur gi parce que état bi moo koy tere gendarme bi dafay jàpp naa kon stratégie boo xam ne boo ko doon changé dina nga chamboulé lépp waaye itam xaw ma état dugg ci conscientiser wu ne leen malade bi kat la lu existe ni leen ci war a faj ni leen ci gàll dafa dem ci wàllu ak ñi ko yor di teg stratégie mais li ëpp ci nit ñi dañoo jàpp ni ñooy pexe yooyu dañ koy teg rek mais li ñuy wax ni dara amul réew mi koo ci dajal te yéen loolu la lay wax kon geste moom balaa ñoo teg ci benn kii ñu taw changer toute la stratégie ak tout la changer ak na doon que ce soit muy communication bi wala leneen ni ñu koy def wala pexe donc te nag wax dul yomb bu fekkee ne doon nañ gis jéem a def dara loolu lay ndax réew moom buñ waxante bi rek moom wax dëgg yàlla ko Bàcc waxee ne mu ngi foofu nee na foofu booy tourné il faut dara amu fi bo seet daal tamit noonu moom bi am su fekkee yëf yi ni koy waxee noonu la demee maladie bi moom wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg ngir mu jóg dana metti ndax bu ñuy demee ba ne kat dañ ko jox la communauté mu nekk war a nekk une bataille communautaire boo xam ne communauté bi moo war a yogee fii di ko doxal ñu gis ni boo duggee ci biir communauté bi amul benn stratégie amul benn moyen bu ñu teg sax amul benn jëm parce que moyen moom mën a doon balaa ngaa moyen yu mën a doon wala ngaa jël ay dispositions yu mën a doon jaadu nga gën a affaire bi mais li ëpp ci nit ñi nekkatul boo doon teg les rajo de la place maanaam am na kilifa yi boo ci kilifa ci aada côté bu mu mën a doon chef yi nga xam ne ñoo fi nekk tumis ni ñu daan defee sensibilisation gis la gisatoo loolu nag wax na ba ci presse bi nag nga xam ne ñooy la population les chefs lambda ñoo wax wala bu ñuy waxat rek nga xam ne moom la yëfi moom matuñ gëm-gëm ci affaire bi loolu tax defatuñ benn mesure barrière ñu koy waxee fekk te nekk fi noonu la demee kon wax ni bonjour les dégâts avec day gën a jëm kanam fekk état faluñ pour mu toog di seetaan faa nag ñooy stratégie yoo xam ne moo tax mooy amul contrôle. d'accord xam naa dégg nañ sëñ Eli ban stratégie maanaam la ñu mën a teg tey ngir jafe-jafe bi nga xamante ne am na Sénégal muy Abdou Sagne am na lu mu ci laal sànq ñi nga xamante ne gëm nañ Covid bi ak ñi nga xamante ne gëmuñu Covid bi parce que nemmeeku nañ ne même policiers yi nga xamante ne doon nañ circuler sax di exiger nit ñi ñi takk seeni masque yooyu noonu sax daanaka c'est rare nga gis leen. waaw non sëñ am xam nga dafa doon benn mbir boo xam ne nii soo raté le départ pour nga revenir aat dafay métti
li ngay am moo li ngay mën mooy di joyanti ak di jéem a kii mais pour nga revenir at changer waat beneen stratégie dafay xaw a compliqué ndax déjà soo xoolee ci sénégalais yi wala du sénégalais yi sax mais partout dans le monde ci ñi nga xam ne ñooy les populations lambda ñoom li ñu gëm mooy virus business donc ñoom business bi ne gis nañ ne àdduna bi moom lañ ciy doxal moo tax ñu baree bari duñ ko gëm rawatina Sénégal nga xam ne ba muy soog a dóor ñi ëppoon ñoom gëmuñu ko dañoo gëmoon ne ay faux débat la donc di ci dox ba fii ñu toll nii muy dem beneen ci des li tax mu gën a compliqué mooy lu baree bari état bi daf ko waroon taxawee population bi pour ñu mën a gis ñu mën ci gis seen bopp mais dañ cee gisul seen bopp ak nit nag mbir bu ak gisoo ci sa bopp pour ñu wax la ci loo mën a dégg dafay métti ndax wolof daf ne ku la jox añ bu ne la toogal xaar reer mën danga ko gëm waaye ku la ne toogal xaar añ gisoo añ ba wala nga këllamtikoo ko sutoo ne la xaaral reer nga ne man suma fi reeree sama xiif bi daf may rey ndax ku la wax añ te añ bi mu la jox doyut suuroo waxu suur bu ne la xaaral reer dalay nax wala da ngay gën a xiif loolu nag moom mooy le mal bi nga xam moo dal Sénégalais yi que pour que ñu changer beneen stratégie yaakaar ne dina yomb ci population bi ñu gëm ko niñ ko war a mën a gëm ndax mbir mi ba muy door gëm woon kon ñu dem ba toll fii ñu ciy gis yeneen yoo xam ne affaire business la ñu ciy gis loo xam ne nii mbirum xaalis tout le temps xaalis bi dañuy wax ne lii léegi nangam kon yooyu noonu dana tax population bi nga xam ne xëy na am gëmuñ ko woon dañuy gën a réconfort ci seen yi nga xam ne moom mooy seeni argument yi ñu amoon boole ci ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw aussi di douter ñu ñëw ci leen kon donc ñoom daanaka su doon ne 10 lañ jàpp ju njëkk ji léegi instant mi ñu toll ñu ngi ci 15 ñoo xam ne nii wala 20 personnes yoo xam ne nii yokkaat nañ ci ñi nga xam ne gëmuñ ko woon ndax ni nga xam ne géré bi nga xam ne noonu la ko état bi géré ak niñ ko doxal ndax ba ngay am benn cas ak ñaari cas ak ñetti cas nga tëj nit ñi dem ba cas yi di yokku nga tijji leen donc la nga diggee woon ak ñoom def ko ci dara boo ñëwaatee wax leen leneen dañ naan da lay nax rek dañ lay nax rek affaire politique lañ lay wax dañ koy politiser dañ koy nax ndax mbirum politique biñ ci rax moo yàq lu bare ci kii bi mais buñ ko doxalee na nga xam ne doxinu sérieux la woon xëy na donc population bi doon dem ba d'accord ci ndax comme ni mu ko waxee takk masque yi moom jaakaar naa ne fi mu toll ni ci àdduna bi ñi ko respecté léegi bëreetul am na ñu koy respecté parce que dañuy bañ ay ñu leen di ay taxi yoo xam ne dañ leen ciy teg naan la da ngay 1000 francs wala 2000 donc nga ne kon su may génn naa ko takk pour bañ a fay 1000 francs wala 2000 francs waaye du takkuñ ko ndax dañoo ragal feebar takkuñ ko ndax dañuy bañ a feebar ndax ñoom dañoo gëm ne feebar bi amul waaye dañ koy takk ndax dañoo bañ a fay 2000 francs wala 1000 francs yi nga xam ne moom lañ leen di am. d'accord sëñ Ili sëñ Bàcci. waaw. est-ce que foofu question bi mooy. est-ce que du état bi ñoom. nu ñuy njëkkee woon ci comme nekk Elimane waxee ñoom dañoo faussé maanaam. seen communication parce que ñoom bu ñuy njëkk a wax boo leen dégloo day mel ni dañ ne Sénégal daw leen yéen tey ñëpp ay dee. est-ce que du loolu communication boobu ñoom ni ñu ko defee woon ba léegi moom moo leen topp nii. waaw loolu de mënees na ko jàpp d'une part mais boo xoolee ci beneen côté bi aussi mënees na ko bañ a jàpp parce que yaakaar naa ne moom jàngoro ji ñëpp la tiitaloon ci àdduna bi parce que communication bi nga xamante ne moom lañ ko def au plan international bokk na ci li nga xamante ne tiitaloon nañu bëree bëri wante nag loolu du justification pour man. parce que comme ni ñu koy wax rek maanaam ñun boo jëlee kaaw Sénégal dama jàpp ne xeex bi liñ ciy rate dafa bari li ci nekk ci ay rëq-rëq dafa bari moo tax su ma déggee ñu naan est-ce que mën na ñëw amaat stratégie bu bees ngir maanaam limiter les dégâts pour le moment nii du ma ne déedéet mais ça sera très 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 compliqué parce que dama jàpp ne li nga xamante ne moom lañ def bi ñu commencé ba fii ñu toll mu war a toll si ñett jàpp ñeenti weer communication bi wax nañ ci rajo yi wax nañ ci télé yi wax nañ ci léegi yaa ngi dégg ñu naan communication dañ ko def mu nekk une communication communautaire ñu wàcce ko à la base bu ko defee dem ko ci gox-goxaat yi chef de quartier yaakaar naa ne coronavirus moom information yi nga xamante ne askan wi war nañ ko si jot jàpp naa ne jot nañ ko ci léegi nag ginnaaw bañ jotee information yi naka lañ koy exploiter loolu nag moo nekk jafe-jafe ba parce que am na ñoo xamante ne li ñu leen di expliquer li ci nekk ci ay loraange xam nañ ko
wante dañ koo xam ba pare mel ni ku ci dëgg seen tànk di def li nga xamante ne ñoom seenam xelam bopp moom la leen jox loolu nag su boobaa day xaw a difficile moo tax actuellement ne ma jàpp ne man dama jàpp ne état li mu war a taxawee mooy wërta toog di seetaan wante nag actuellement ni comme lii xew na lii am na ñu jéem a limiter les dégâts rek maanaam système bii nga xamante ne ci lañ jàpp ba toll fii ñu continuer ci rek parce que gis naa ne actuellement nii luñ fi mën a defaat rek dañuy gën a guddal jël wante actuellement nii nañu insister ci nit ñi di takk masque yi gën cee insister bañ cee tàyyi di insister aussi ci ndaje yi nga xamante ne tey man su ma seetaanee damay jaaxle parce que nit ñee ngi dem seen i ngénte nit ñee ngi dem seen i dëj nit ñee ngi dem seen lépp maanaam ndaje yi nga xamante ne ak mbooloo yi actuellement ni mi ngi am comme dara xewul loolu aussi buñ ko bàyyee di ko seetaan su boobaa pour ñu mën a wax ne dañuy xeex doomu jàngoro ji ça sera très très compliqué moo tax ma jàpp ne daal affaire bi moom dafa am lu bare loo xam ne dañu cee rëcc te li ñu cee rëcc pour ñu jàppaat ko du yomb moo tax actuellement ni jàpp naa ne ci liñ mën a maîtriser mën koo contrôler mooy ñu insister ci Sénégalais yi di takk masque parce que ku ko ci takkul comme ni ko Ilimane waxee ngir sa wér-gu-yaram takkoo ko ngir leneen mais amende yi nga xamante ne dañ ko ciy teg am na ñu koy takk ngir moom loolu au moins mën nañoo wax ne d'une part maanaam dana nekk loo xamante ne dina dissuader ñenn ñi ba nga xamante ne ku ci gërëm ne sama masque bi kat bu ma ko takkul dinañ ma teg benn amende boo xamante ne pour ma fay ko du yomb ci man wala dina jafe ci man mais malheureusement comme on dit charité bien ordonnée commence par soi-même parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy les autorités war a jiite xeex bi war a yoon bi bu nekkee ñoom ñooy tegg bañ a jaar ci yoon di jaar sa ñàll woo su boobaa problème day daal di am man moo tax ma jàpp ne actuellement ne xeex bi moom ku nekk daal na góorgóorlu sa côté rek yow sàmm sa njaboot sàmm sa bopp ñu def ko xeex boo xamante ne comme ku ci nekk moom da ngay ñàkk la nga am bu ñëpp ñàkk ku nekk bu ñàggee la nga am moo daal di nekk loo xamante ne société bi yëpp danañ ci mën a gis seen bopp wante bu dee ci autorité lañ koy xaar jàpp naa ne ñoom lañ mënoon def nañ ko parce que ku gis seen ay doxalin bi ñu commencé ba fi ñu toll tâtonnement da cee bari parce que en plus Ilimane ju ñu na ko ci parce que ca njëlbéen nga la am ñu doon wax ne corona business tey yi ciy feeñ ak yi ciy am yëpp ña nga xamante ne ñoo doon am yenn xalaat yi ci coronavirus bi ni ñu koy xeexee wala ni ñu koy taxawoo Sénégal wala sax ci àdduna bi jàpp nañ ne dëgg la wala dëgg buñ gisee yenn actes yi wala yenn fee yi ñu koy def su boobaa dañ naan ñun kat lañ doon xalaat ne corona business am na kon ñun wax nañ dëgg parce que au lieu ñuy maanaam ñu jiital aspect bi nga xamante ne moo war a nekk aspect médical bi mais dañoo gis ne aspect financier bi lañ jiital wala aspect économique bi moom lañ gën a jiital quoi en grosso modo man jàpp naa ne bokk na ci li nga xamante ne moo tax xeex bi lajj parce que ñi ko réussir ñëpp tey dañoo jël aspect médical bi jiital ko door a teg aspect économique bi ci ginnaaw wante boo jëlee aspect économique teg ci kanam jël aspect médical bi teg ci ginnaaw su boobaa da ngay gas ba sonn rek wante li ngay gas moom pour nga mën caa jot lu lay jëriñ dana jafe trop. d'accord di dem seetiwaat sëñ Abdou. waaw Amidou. waa ñu nemmeeku fu mu toll nii Covid bi maanaam impact yi muy ñoo ngi koy commencé ressentir rawatina ñi nga xamante ne ñooy transporteurs yi ñu mën see cité ñenn rek muy waa aftu waa Dakar waa aftu yi maanaam minibus Tata yooyu. ñoom dem nañ sax ba ne dañuy xalaat a yokk seen paas yi ndax dañ leen interdit li nga xamante ne ñoom doon nañ ko yebee façon boobu nga xam ne dañ daan yeb ba mu fees ñeneen ñi taxaw ngir daggati ak yooyu noonu est-ce que tey mën nañu xoolaat beneen système boo xamante ne ñoom war nañ ko mën a def nga xam ne population bi du ci loru te ñoom it duñ ci loru mooy lul ñu yokk paas yi. waaw Amidou mooy comme li ñu ko waxee sànq rek loolu tamit di bokk ci conséquence su Covid bi effectivement ni nga ko waxee gis nañ semaine passée. waa af kii jékki-jékki jëkkërate benn genre bon ni nga ko mën a waxee genre benn grève lañ ko mën a waxee ndax dañoo jékki-jékki yokk paas yi après sax gis nañu waa ministère des transports daal di génne ab communiqué wax na ñoom yokkul wuñu après nag ci la ñu gis ne ñoom tamit ñu defaat communiqué waa defaat beneen wax waa aftu daal di wax ne ñoom dañ ko doon def rek pour waxtaan am il paraît nag ay toog am nañ ci mais comme li nga wax rek li ko waraloon mooy xam naa ne place yi nga xam ne les places assises bu jeexee rek moom affaire bi day daal di kii xam nga kon ñooñu ba tey defatuñ seen bopp ne liñ def li jiite mooy aspect financier comme ni ko gars yi waxee fii maanaam defuñ seen bopp ne lii kat benn maladie bu am la il faut que jël ay dispositions jéem a def nangam jéem ni état bi di fexe comme ni ñu koy waxee ni muy waxee corona business moom itam di ci am finance am xëy na ñoom itam noonu lañ ko bëgg a defee pour di ci am dara kon ñooñu moom da ngay def seen bopp da ngay li nekk seen mooy ñun daal ku nekk gi ci am ñun tamit lii duñ ci daanu yenn daanu yi xëy na moo tax ñoom itam bëgg a def bras de fer ak nguur gi daal di bëgg a jéem a toqul affaire yi te ni ñu waxee boo ko defee après toog dina am ñu jéem a waxtaan xëy na mën ngaa dem ba yaatu la bi ni yokkal nañ leen place yi parce que place
minibus Tata yi ngay wax ni bu fekkee place yi toog rek la ay place yu ndax bu li dugg ci biir du bari li ci ëpp dana taxaw boo seetee fu mel ni capitale bi Dakar ak ci dëkk yu mag yi nga xam ne mel ni Thiès Louga Ndar yi ci def yëpp Ziguinchor Touba da ngay gis ne bus yi yëpp dañ koo taxawal ba mu fees dell taxawaay boobu nag su fekkee daa teñ dafay am lu bare lu muy suuxal ci seen économie ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AFTU xëy na moo tax ñuy alerter di wax loolu mais lépp da koy delloo si waat rek ci ni corona bi daal ñëw na ay conséquences am na ñii ci am seen kii maanaam wax nañ ne affaire bi demande na affaire bi continuer nañ mesures yi nañ ko continuer waat transport bi tàmbalee dox lépp tàmbalee dox kon ñun tam nañu bàyyi ñu liggéey nañ ñu doon liggéeyee ndax au fond mooy gëm-gëm bi moo Amidou wax nañ ko waxaat ko xëy na gars yi mën nañu changer ay stratégie mën nañu wax ay affaire amendement pour ku takkul masque mais loolu lépp day fekk gëm-gëm bi parce que sénégalais yi affaire yi ñëw yéen a ñu ko gën a xam da ngay gis ko ñoo xam ne balaa ñoo yéegal seen masque comme ni ñu ko yéegale rek policier la ci seen kanam léegi sax policier ba nekk seen kanam takkul masque man dugg naa ci oto ba tàyyi ñu ne policier bi kat moom sax takkul xam nga loolu mooy day bàcc wax charité ordonnée commence par soi-même loolu tamit da nga ko ciy gis ak i tamit ñoom ñu ñëw fexe ba moytu loolu nit ñi yëpp yi ndax gëm-gëm bi mooy li nga xam ne moo fi wóoru boo leen tegalee amende aussi dañuy toog ba saa su la séenee rek yéegal ko ba normal bu fekkee gisatuñ la séenatuñ la wala nekkatuñ ne ñu exposé seen bopp wàcc takk masque bi noo xam ne xëy na waruñ ko takkee su boobaa tamit nga gis ni loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am ak carrément su am benn jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo am ci dëkk bi bu ko defee problème transport bi tamit kon la di doon loolu rek après ay mu continuer nga xam ne jafe-jafe yi day gën a am rek Amidou xam naa ne xëy na bu nekk dinañ toogaat fan yi ñoom buñ toogee danañ wax naka lañ ci taxawee waaye daal en tout cas def nañ ko fi bee passé mu indi benn impact nag bu mag ci dëkk am na benn kii bu mag bu mu indi ñëpp ñu jàpp ne état bi bëgg a yokk mais après ñoom ñu génn seen communiqué wax ne ñoom sax yokkulu wuñ waa AFTU ne ñoom am na ay kilifa ci ñoom ñu ne ñoo def loolu waaye dañoo bëggoon dañ cee jublu woon rek état bi toogal ñu bokk waxtaan xoolaat seen i jafe-jafe yi nga xam ne. sëñ Ili waa transport bi maanaam lañ bëggoon nga defal sa jàngat foofu yokkute bi nga xamante ne waa AFTU ñoo ngi ko doon wax donte Covid bi du ñoom rek la impacté population yi nga xamante ne ñoo ngi ci yëg tamit ñoom impacté na leen bu baax a baax. waaw non Covid bi moom amul secteur bu nga xam ne nii mën nañoo wax ne laalu ko waaye nag. ak lu mu métti aussi dañoo war a xam ne ñoom transporteurs yi ni mu leen laalee aussi noonu la laalee population bi nga xam ne ñoom ñoo ciy dugg ndax am na ci ñoo nga xam ne nii dañ doon liggéey fañ doon liggéeyee ñii dañ leen def dañoo nekk chômage technique ñii dañoo wàññi seen salaire donc ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci marché bi doon jaay aussi lañ doon jaay wàññeeku na kon ñoom it aussi xëy na seen kii dina wàññeeku waaye nag bu ñuy yokk paas aussi ñu sóoraale ne aussi ñiñ koy teg ci population ñiñ koy teg ñoom it ni leen Covid bi di laalee la leen laalee kon donc li ñu war a mën a def mooy comme ñoom dañ ne waxtaan lañ bëggoon waxtaan nañ li ñu mën a def mooy jéem a trouver solution boo xam ne nii dinañ ko trouver ak état bi ba mu ñoom ñuy yokk transport bi moo xam ñoom donc ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer seeni oto ñi nga xam ne xëy na dañoo ameel banque tey fay ñu xool niñ koy lijjantee ba banque am loo xam ne mën na leen ko woyofalal ba nga xam ne dinañ ko après dinañ ko mën a dabbu wala ñu xool di wàññilee carburant bi nga xëy na moom la ñuy dawee ba nga xam ne luñ mën a daw aussi dinañ ci génn donc yooyu yëpp donc yaakaar naa ne suñ ci waxtaanee war na mën a indi solution que moo gën ñuy transport bi di indil population beneen jafe-jafe ndax buñ ko yokkee tamit day métti waaye population bi dañ ci dugg ak kuy liggéey wala kuy am soxla di ko doxi ci nga mën a ci nga mën a dugg waaye daal li gën daal mooy ñu waxtaan ba nga xam ne yokk transport du am te ñoom aussi gaañu biñ ci waroon a gaañu du ci gaañu ndax gaañu mënu cee ñàkk ndax Covid bi moom fu nekk la gaañ donc gaañu mënu cee ñàkk waaye mu bañ a doon loraange boo xam ne ni day impact ci seen wàllu économique bu baax a baax ci seen i revenu ak yooyu waaye daal mu doon loo xam ne nii xëy na donc ak jàppale lay doon ci wàllu autorité ci wàllu état bi ak yi nga xam ne institutions financières yi nga xam ne xëy na
ñoom ci ñooñu lañu aajo ci ñoom ñooñu lañu wékku pour mën di fay seeni bus ak yooyu aussi ku xam transport privé ku ne xam ne aussi am na ci ñoo xam ne nii dañuy leb bus di dugal ko ci transport bi di ko fay par weer wala par at ñoo xam nuñ déggoo ak ña nga xam ne fa lañ ko jëlee waaye loolu it mën nañoo fexe ba waxtaan ba nga xam ne dana am benn allègement boo xam ne nii donc dinañ ci génn fekk Covid bi di jeex. di la jaajëfal sëñ Ili sëñ Bàcc. waaw si ñaam man de yaakaar naa ne xalaat bi ma am ci transporteurs yi seen wax jooju ñu waxoon ne dañu bëgg a yokk seen paas yi yaakaar naa ne moom li koy expliquer bari na yomb na tey yaakaar naa ne Sénégal secteur boo fa mën a jël rek mën nañ laa considérer bokk nga si ñi nga xamante ne dañoo impacté ci coronavirus bi parce que man gisuma benn Sénégalais bu impacté wul parce que ku ci nekk rek soo xoolee balaa coronavirus bi doon ñëw am nga loo daa am te amatoo ko loolu nag su amee ma jàpp ne waru garu état la mu taxaw ñi nga xamante ne mooy les Sénégalais ak ku ci nekk rek foo mën di féete ak foo mën a nekkee wante li nga xamante ne moom laa comprendre acte bi nga xamante ne mooy transporteurs yi posé nañ ko te d'après ñoom bi ministre bi génnee ne loolu du fi amee parce que décision la boo xamante ne benn côté rek la jël maanaam c'est unilatéral maanaam ñoom kott ñoo ko jël seen bopp te mu jàpp ne bala ñoo waroon a mën a jël lu mel noonu bu doon dëgg la sax dañoo war a waxtaan ak état ba trouver consensus pour door a mën a ñëw ne dañu yokk paas wala dañu yokk mais ñoom liñ génnee wala liñ wax ci seen ay explication comme ni ko sama naataal bi waxee sànq muy sañ mooy dañoo doon yëglu pour état woo leen waxtaan ñu mën a waxtaan ak moom jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund ma jàpp ne loolu bokk na ci li ko waral mooy gestion Covid bi ni ko état bi doxale rek parce que boo jëlee ni junniy milliards nga dajale junniy milliards yooyu noonu nga ne da ngay def ndimbal lii artistes yi dégg nga tey séddoo bi coow li fu nekk yaa ngi koy dégg muy ci artistes yi muy ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen domaines yi muy ñi nekk ci transport bi ku ci nekk yaa ngi réclamé lañ ma jox doy naag doyul ku ci nekk yaa ngi koy wax kon ma jàpp ne problème bi aussi foofu la nekk parce que li wolof naan bu sikkim lakkandoo rek ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal ma jàpp ne problème bi fi ñu koy delloowaat rek mooy état à chaque fois jàpp naa ne war na mën a taxaw sénégalais yi war nañu mën a dimbale muy ñi nekk ci secteur privé ak ñi nga xamante ne voilà domaine bu ñu mën di nekk rek di yëngatu nekk ay sénégalais war na leen accompagner ca la ñuy def pour que ñu mën caa yëg seen bopp mën caa suqaliku ba lii nga xamante ne moo di coronavirus bi mu dikkee fekk leen ñu nekk seen i liggéey di ko def mu indi ay impact yoo xamante ne am na ay jeexit ci seen liggéey kon bu état jëlee ne da leen di jàppale ma jàpp ne ndimbal li ni ko état defee laa jàpp ne man mënoon na koo def nu gën a baax parce que am na ci ñoo xamante ne li ñu leen jox ne ndimbal la dama jàpp ne loolu coono lay gën a doon ci ñoom parce que tey benn 30 000 am na ñoo ne boo leen ko joxee parce que coono li nga koy dégg buñ séddoo ñëpp duñu am dina am ñu am ñu dul am ma jàpp ne nag affaire bi am na nuñ ko doon doxalee doon na gën a mën a amal njariñ ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ñoom la ñuy jox ndimbal mais malheureusement ñun Sénégal mënuñoo yëkkati mbir wala ñu def ko ba mu jeex te coow du ca am te loolu nag damay jëlaat responsabilité bi rek delloo ko ci ndodam parce que état moom moo am devoir ak responsabilité wu taxawu Sénégalais yi moo yor ndogal yi moo yor loi yi moo yor pouvoir bi mooy organiser ba nga xamante ne ku ci nekk fi nga war a jaar da nga ca war a jaar parce que tey bu demee ba ñoom ñu am sañ-sañ yëkkati seen cëggal guy ñoom kott dong ne dañuy yokk paas même bu doon dëgg la ndax dañ ko doon essayer mu dul marché ñu dellu ginnaaw ak lu mu ci mën a doon dama jàpp ne affaire bi nañ bàyyi lépp luñ mën a yëkkati rek di ci rax politique dama jàpp ne affaire bi dafa am lu ci xaw a rax ci politique du question transporteurs yi kese moo tax mais même boo xoolee ci yeneen secteurs yi dañ koo defee noo xamante ne daal man jàpp naa ne mënoon na fee gën a rafet mënoon nañ cee gën a jariñu ñoom ñi nga xamante ne aussi mooy les impactés que ça soit muy transporteurs yi mu ñuy yëngu ci wàllu tourisme mu ñuy yëngu ci wàllu artisanat mu ñuy yëngu ci domaine bu mu mën di doon dama jàpp ne ndimbal li waroon nañ cee gën a mën a yëg seen bopp waroon nañ ko mën a gën a organiser ba nga xamante ne képp koo xamante ne am nga ci àq wala am nga ci yelleef war nga cee jot ci sans pour autant ñu xam ne am nga doole wala néew nga doole wala fii nga bokk wala fële nga bokk man daal loolu moo ci nekkoon sama xalaat. di la jaajëfal bu baax a baax dem seetiwaat sëñ Abdou Sagne dañuy des maanaam si wàllum transport ba léegi trafic aérien bi ñu nemmeeku ne jamono ji Sénégal ubbi na ko
ban conséquence la mën a jural Sénégal parce que puisque bu ñuy xool rek li nga xamante ne moo di trafic boobule moo fi dugaloon Covid bi fii si Sénégal. waaw Sénégal de ubbi na comme ni nga xam ne noonu la ñu defee communiqué wax ko ñëpp dégg ko waaye ubbi nañu mais da ngay dégg ñu ne Union européenne moom dëkk yi nga xam ne ubbil na leen Sénégal moom bokku ci kon mën ngaa jàpp ni xëy na Sénégal ak lu lépp lu jëm ci wàllu Europe ndax mbirum frontière nag dafa doon loo xam ne si ñaari wàll lañ koy gérer. dëkk bi mën naa bu ubbee tamit te yeneen dëkk yi nga xam ne ca la jëmit ubbi wuñu contre moom xëy na mën naa doon jafe-jafe mu doon li nga xam ne moom mooy kiiwu réciprocité bi ñuy wax ñoom itam ñu ne bu boobaa ñoom it duñu ubbil ñooñu mais loo ci mën a dégg rek bu fekkee conséquence rek la ñuy wax mën nañoo séntuwaat xam nga dafay am ay politique dafa am ay décision yoo xam ne ay décisions yu ñëw yoo xam ne du décision mënoo koo jàpp lu dul ni day yokk Covid bi nag même su fekkee économiquement nangam ak nangam yooyu yëpp mais mënoo ko déggal xëy na nag yokk nañ def nañ ci test yi ne day cher ñu am benn somme bu mag boo xam teg nañ ko boo xam ne xëy na ku cay kii da koy fay pour test yi loolu itam di delluwaat rek seen i poche mais en tout cas ak lu mën a xew ubbi nañ seen i frontière mën nañoo séntu nag cas importé yi aussi gën a bari ko ñu dellu si toon fan yee mais gën a dem ba gën a bari sax cas communautaire yi ak cas yi nga xam ne mooy cas contact yi mu cas importé yi gën koo bari ndax boo ubbee frontière yi moom mooy ne dem ak dikk bi tàmbaliwaat na te ku ne xam nga ne tukkikat yi moom xëy na pour ñu fay somme boobu ci test yi xëy na du poser problème de trop buñ ko defee itam xëy na dañ jàpp te test yi ak yooyu noonu parce que test yi médecins yi koy def te fii boo seet les médecins et les politiques ils ne parlent pas le même langage ne sont pas dans le même langage de tontu bokkuñu daal fi ñuy évoluer médecins yi ñooy teg ay pexe yoo xam ne ay pexe purement médical la nga xam affaire médi sanitaire la ñuy wax mais politique yi moom feneen la ñuy gisee yeneen technique la ñuy teg ni décision yi nga xam ne moom la ñu jël même su fekkee médecins yi ànduñ ci aussi dañuy plier wu rek ndax état moo ko jël mais wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy wax rek en matière de kii mën nañu séntu xëy na ndax ubbiwaat nañu affaire bi donte Union européenne xëy na bokkagu ci ñooñu état bi nag wax ne dañuy appliquer mesure de réciprocité ñoom itam kon duñu ubbil waa Union européenne. di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Ili. oui. transport bi maanaam gis nga ko maanaam avion yi Union européenne lu mu ci wax lépp yéen dafa mel ni ku bëgg a ñëw Tabaski ci moom di nga génn 40 000 wala doo dugg si réew mi. waaw muy beneen jafe-jafe boo xam ne ni indil nañ ko mbokk Modou yi donc muy loo xam ne ni dana métti ci sama mbokk Modou yi lool ndax surtout ñi nga xamee ne ñi ngi nekkoon Sénégal depuis 4 mois te waroon faa 1 mois wala 2 mois ñooñu yaakaar naa ne ku ci amul woon beneen ressource foo xam ne nii fa nga doon wutee as tuut dana gën a métti ci yow soo bëggee jënd billet ndax seen billet yi liñ koy jaayee cher na nga bëgg jëndaat billet bëgg fayaat 40 000 ci koo xam ne nii wax dëgg yàlla toog nga 4 mois yoo xam ni la nga yoroon bu jeexul it la ca des mun boo ci jëndee billet mu jeex wala nga leb jënd billet leb def naa nga muy loo xam ne daal soo revenir aatee daal dafay ñëw ci Covid business bi nga xam ne moom la gars yi di wax mooy tout l'argent donc man yaakaar naa ne test yi bi nga xamee ne dem nañ ba di ko def bu ñu ko mënta def gratuité ñu def ko ñu indi ci benn somme symbolique boo xam ne dina tax nit ñi xam ne kat mbir mi du question de xaalis d'argent mais question la boo xam ne ni xëy na dafa am ñu koy gérer te i privé lañ na ainsi de suite nangam muy loo xam ne nii daal man daal d'accord ma ci ni ko état bi di doxalee ak yu ni mel daal loo xam ne nii nit ki dafay génn pour dem fekkee ne réew moom muy dem moo ko koy exiger xëy na kooka mën na ko wut soog a dem te ñu oyo bu fekkee nag réew moom muy jëm laaj demandé wu ko te day dem ba foofa ñu defal ko test ak yooyu nañ bàyyi nit ñi bëgg a dem ñu jënd seen billet te dem ñi ñëw nag te ñoom ñi nga xam ne mooy Sénégal da koy laajte kuy ñëw bala ngaa ñëw nga def ko nga boo ñëwee mën a dugg Sénégal loolu daal moom moo doonoon li nga xam ne moom la yaakaar naa moo waroon nekk li gën que ñu bëgg ko parce que ñëpp ne leen kuy la nga koy def kuy da nga koy def muy doon loo xam ne wax dëgg yàlla xëy na ki nekk ci ma la di ñëw mën na ko te du ci fay 40 000 wala nag mais kii jógee Sénégal
donc dina rafay 40 000 te réew moom jëm laaju ko wax dëgg yàlla loolu it aussi war nañ ko xoolaat bu baax a baax donc nag comme ni ko Abdou Sagne waxee muy nañ xaaraat ne mën na fee amaat ndax gëw ma ne mesures yi nga xam ne kii na danañ ko respecté wala ni nga xam ne war nañ ko cee war nañ cee mën a insister ba nit ñi di ko respecté yaakaar ma ne dina kii muy loo xam ne daal en tout cas bu fekkee ne mesures yi respecté nañ ko gars yi jaarale nañ ko fa war a jaar ku ci nekk jaar fa nga war a jaar xëy na mën na moo Covid bi mën na gën a importé mën na bañ a am waaye nag fekkee ne nag dañ ko def nii bërit mais niñ ko waxeeti bëritu gaynde arrivé muus yaakaar naa ne bu fekkee noonu lañ ko defee rek donc dinañ amaat yenn cas importé fii ak mois d'août wala septembre octobre yi di ñëw moom. d'accord di la jaajëfal sëñ Bàcc. yaakaar naa daal si ñaam. affaire yi moom li ñu njëkk a def mooy rafetlu maanaam politique de réciprocité bi nga xamante ne état bu Sénégal ñu ngi ko wax ne moom lay jëflante ak képp koo xamante ne maanaam da nga ko tëjal say frontière wala même sax bu nekkee ne ubbi nga say frontière la nga ko laaj ca ka fay ñëw ki fi ñëw moom la koy laaj loolu moom dafa nekk loo xamante ne sunu gëm-gëm la. te dañoo mosay jàpp ne politique la boo xamante ne bu ñu war di doxal la wante aussi li may wax rek lan moo ñu andi ba fii nii parce que man yàgg naa wax ne maanaam ba jàngoro ji ñëwee ci réew mi ba léegi nañ leen jëf suñu kemtalaay kàttan ci xeex bi ba bis boo xamante ne réew yi ëpp ci àtte bi ñu ngi ciy génn su boobaa ñu mën ciy génn ne ñu génnloo ci ak ñoom mais si toutefois que ni yàlla dogal na ne yenn réew yi génn ci te ñun génn ci boobaa dara ñun suñu bopp la ñu mettre en quarantaine te aussi faaw ñu leeral que ni décision bii nga xamante ne moom la Union européenne jëlu ko pour Sénégal kese parce que ci li ñu mujj xool mooy ñeenti réew yi Afrique yoo xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci liste bi nga xamante ne autorisé nañ leen muy réew mu mel ni Algérie réew mu mel ni Tunisie Rwanda ak Maroc te réew yooyu noonu boo càmbaree seen diggante ak France am na lu muy signifié am na lu muy tekki donte diggante Sénégal ak France am na lu muy tekki voilà kon nga xamante ne mbir mi am na lu ci laxasuwaale ci wàllu politique mais nag jàpp nañ ne ñi nga xamante ne mooy nekk les grands perdants Sénégal day nekk grand perdant parce que d'après ci xayma yi wax lu mat plus de 2 millions ci ay voyageurs daanañ fi jógee Sénégal diggante Sénégal ak Europe ci loo xamante ne doonañ dama ko dikk kon su boobaa Sénégal comme réew la moo xamante ne dafa nekk un pays sous-développé kon jàpp naa ne même politique de réciprocité boobu noonu bu ko doxalee jàpp naa ne liy tooy ci moom lay jógee ma jàpp ne rek mën nañoo bañ a agsi ci li nga xamante ne moo di politique de réciprocité parce que dama jàpp ne bu ñu defoon la ñu war a def ci xeex bi kon tey yu mel ni danañ ko mën a moytu te jàpp naa ne mbir yi ba léegi day des parce que nañu bàyyi xel ne maanaam fukki fan ak juróom yu nekk Union européenne dina xoolaat liste bi xool ndax moom critères yi nga xamante ne teg na ko réew mu ko remplir mottali ko mu bàyyi la nga ñëw soo ko mottaliwul du la bàyyi nga ñëw voilà ma jàpp ne loolu ñun Afrique de manière générale war nañoo jéem a xool lan moo war a nekk suñu taxawaay ci jëfin yu mel nii ba nga xamante ne yu mel ni su amee te ñu jàpp ne kat doomu jàngoro ji ci réew yi nga xamante ne ñooy tëj seeni frontière foofu la ëppee ñun ñu jàpp ne néew na ci ñun peut-être am na leneen lu làq ci ginnaaw loo xamante ne xamaguñ ko kon war nañ ko jéem a càmbar. sëñ Bàcc waaw maanaam situation boobu Union africaine ak CEDEAO est-ce que du waa Union européenne ñoom la ñu waroon waxal mais du Sénégal cundum mi nga xamante ne moo dem di négocier ak gars yi. non en fait affaire bi bu ñu jàpp ne Sénégal kese la maanaam peut-être Sénégal moom moo bëgg a régler Sénégal moom moo bëgg a régler fi boppam wante du Sénégal kese lañ maanaam pays yi nekk Afrique yëpp. Union européenne dafa teg ay critères am yoo xamante ne nee na critères yi bépp réew boo xamante ne matale woo ko du la bàyyi nga ñëw ci espace am peut-être nag réew yi nga xamante ne bàyyi nañ leen ñoom taxawaay ba ñu am bañ bàyyi leen moom la Sénégal war a xool ban taxawaay la Maroc am ci xeex bi ban taxawaay la Tunisie am ci xeex bi te Sénégal amu ko ban taxawaay la Algérie am ci xeex bi te Sénégal amu ko ak ban taxawaay la Rwanda am ci xeex bi te Sénégal amu ko yooyu buñ ko xoolee ba càmbar ko. parce que ci biir mbas mi gis ngeen ne ay vol mi ngi jóge Sénégal di ñëw France ay vol di jóge France di dem Sénégal parce que mbir mi ñaara ko seq diggante Sénégal ak France am nañu ay accords yoo xamante ne vol de rapatriement mi ngi am ci yeneen dëkk kon ma jàpp ne Sénégal moom dafa jàpp ne décision boobu noonu nekkul décision boo xam ne bu jaar yoon la moom it mu ne comme ñoom tëjal nañ ko ay frontières am moom it tëj na ay frontières am na ci droit mais dama jàpp ne ni nga ko waxee mooy espace CEDEAO wala
Union africaine ñoom it dañoo waroon a parler d'une seule voix maanaam ñu waxtaan seen biir ñoom en tant que ay africains donte sax am na parce que soo gisee ouverture des frontières bi espace CEDEAO bi ñoom ñoo defandoo ne ñooy harmoniser ubbindoo seen ay frontières aériennes parce que frontières terrestres yi ubbeeguñ ko entre réew ak réew nag bu leen neexee seen ay relation mën nañu la permettre ñu waxtaan seen biir comme réew mu mel ni Gambie Sénégal bu leen neexee ñu waxtaan seen biir ubbilante seen ay frontières comme Mauritanie Sénégal wala Mali Sénégal par rapport ak Tabaski ji xamante ne ay jaaykat dañuy jóge fële di ñëw fii ay accords yoo xamante ne entre ñoom la ñoo koy waxtaani seen biir voilà mais dama jàpp ne union africaine na mu waroon a taxawee des na espace CEDEAO na mu waroon taxawee des na parce que yu mel ni su amee maanaam il faut que xeex bi ñu bañ ko def bataille individuelle mais ñu def ko une bataille collective. d'accord di la jaajëfalaat di dem si sëñ Abdou Sagne. waaw maanaam dañuy tëj ci maanaam chapitre Covid bi ñi dem si rapport IGE bi. scandale yi ci nekk yëpp sa jàngat lan la ci. waaw scandale yi ci nekk rek Amadou duñ ci sori lu bari li ñuy wax rek mooy la daan am rek moo dellu amati maanaam daal daan nañ yàgg a séntu saa su IGE génnee rapport rek loxo dem gémmiñ moom itam moom la ñu gisati rek ci ñi yor yëf yi rek. nangam ak nangam yëpp loolu la mooy rapport yi dadul am ay suite wax dëgg yàlla ndax bu fekkee pare na daal di génn rapport teg ko épinglé ay nit ne diw ak diw teg wax na nangam ak nangam ñu tudd leen comme ni mu waree ñu fiinal ko ci presse beeg yooyu ñu épinglé ay nit mais doo ci gis benn suite boo xam ne am na ci après bu ñëwaatee rek day ñëwaat moo tax moom daanaka rapport yi moom lam daan demee rek. diw def na nangam diw def na fii ñooñu génn justifié après ñu coow ko mu kii mu doon éternel recommencement ci loo xam ne moom la ñu miin ci réewum Sénégal ci loo xam nag war nañ ci jóg war naa bokk ci rupture yi war naa bokk ci nangam parce que bu ñu demee xëy na anticiper wu ma ci question bi sax danañ ci ñëw parce que bu ñu demee ba ci fii ñu toll ñuy waxu nag ku nekk wax ñaata nga am nangam te luwaa indi woon ko bu yàgg ñuy xaar ba jamono ji soog koo wax dafay am yoo xam ne volonté rek lay laaj muy du mel ni comme rapport bi génne nañ ko indi épingle nañ ay nit tudd nañ ay nit leen def nañ ay malversation financière wax def nañ ay faute dinañu jiite nañu yore seen kii wax dëgg yàlla war naa am ay sanction yoo xam ne am na dañu xam ne diwkat wala ñoom diwkat ba leen rapport IGE épinglé lii ci amoon mais su fekkee nii rek lay demee rek ñu tudd ko wax ko daal di jàll keneen kii ngeen après débat ñëwaat éternel kii at mi bu ñëwaatee tamit noonu lay continuer waa rek Amidou mu doon loo xam ne daanaka tentamment rek lay gën a nuru que réalité doo xam dëgg la. sëñ Idi. waaw sëñ am. waaw foofu boo defee maanaam mu gaaw rek analyse bi tuuti maanaam ñu nemmee ko après bu rapport boobu génnee si le président de la république génn. ne daal ministre yi daal nañu dem def déclaration de patrimoine est-ce que du loolu weesul parce que yaakaar naa ministre yi bu ñu leen sampee ba léegi te defuñu ko mënoon nañ ko def si jamono yi nga xamante ne si lañ leen waroon tab wala. Sénégal dafa am jàngoro ju ñu topp. mooy ñun jamono ñu nekk dañoo am président mais amuñu dirigeant. ndax yaakaar naa ne loo xam ne nii loi la bu fi nekk boo xam ne nii moom moo ko exiger nit tam ak i ministre depuis ba mu nekkee 2012 ba léegi. yaakaar naa ne ministre bu mu fal dafa ñëwoo sa kii sa wàcce moom dafa waroon a automatique donc doonu loo xam ne ni day wax ne dem leen defi ko ndax ñoom wax na leen ne dañ koy defi beneen ci des moom ci boppam da koo defoon donc bañ ko falaatee depuis 1 an et quelque ba léegi nangu defiwaatu ko muy doon loo xam ne nii aussi muy lu kenn xamul lu muy nuru ndax man yaakaar naa ne président warul xaar ba rapport di ñëw ci loo xam ne nii loi la boo xam ne war naa xam ne ñëpp war nañ koo def defuñu ko muy xaar ba rapport bi ñëw muy soog wax ne jox na leen délai fekk fin août ñuy soog a mën a def seen déclaration de patrimoine beneen bi ci des mooy bi fi OFNAC ñëw sur 1000 quelque 600 ou 500 rek ñoo nangoo ñëw def seen déclaration yéen ci des war nañoo kii donc mbirum rapport bi moom li ma ciy wax mooy rapport yi lëf yi daan jaar rek fa lay jaar lépp joxe ndoxe tabbi ga nuñ koy waxeeti lépp doo tabbi géej noonu dong la fay mujj ndax boo xoolee ñun fi épinglé woon bu yàgg boobu ba léegi ñu dañ leen def promotion ñu ngi ci kaw ana lekk 94 milliards de am Mamour Diallo fu mu mujj kenn waxatu ci waxam
ana Cheikh Oumar Anne bu kii ana mu fan la mujj kenn waxatu léegi ministre la directeur la woon kon ça veut dire que ne kon aussi ñi nga xam ne rapport yi épinglé leen affaire bi du mujj fenn ndax du leen tiital sax ndax damaa jàpp ne ñoom ki nga xam ne moom moo leen waroon moo leen ci waroon a jiite moom lañ ci waroon di ragal dañ koo ragalul donc muy doon loo xam ne état boo xam ne nii daanaka ñi ko séq ñëpp ay affairiste lañ donc ku nekk sa poche ngay liggéeyal yaakaar naa ne moom le président xam na am gi ko ay nitam xam nekk gi nekk moom xam li muy def ak li mu dul def xëy tax ñu ñeme goo xam ne nii yi muy wax nii donc dañ naan mooy loolu wax ju yàqu lay doon ndax du mujj fenn te du ci def lenn kenn ndax donc su fekkee ne moom xëy na li mu moom la comme am alal ñi mu nekkal xam nañ fu mu jaar ba am ko ndax ñoo nekk ci mbir mi ñoo nekk di business ñoo xam fu seen mbir ak yooyu donc ba tax ñoom ragaluñ ko tiituñu ko xof ko ndax kuñ ko fi defit doo ko tiit doo ko xof lu mu fenn ci coow benn fan wala benn semaine ñaari weer affaire bi jeex ñu fàtte ñu ko loolu vraiment muy loo xam ne nii daal maa ñun yaakaaroon Macky Sall le président Macky Sall bu ñëwee yii nu yëpp nga xam ne xamoon na ko ci jamonoy Ablaye Wade ba tax ba mu ñëwee mu ne yooyu yëpp da koy changé mu ñëw gën ko métti mu gën a pire vraiment donc on est vraiment désolé ci li nga xam ne moom noonu la gérer état bi nga xam ne moom la yore sëñ Bathie waaw mu mel ni rapport bi génnati na coñcoñu Macky Sall bi dafa mel ni ba léegi de mu ngi tammaambaalu daal waaw man de li may njëkk a fàttali Sénégal yi rek mooy dafa jël partem tudde ko maanaam Alliance pour la République yaakaar mais buñ ko xoolee APR boobu daal ci li nga xamante ne moom la ñuy jàpp day mel ni daal day tekki ci ñun ànd pàccoo réew mi mu jëlaat ne gouvernance sobre et vertueuse ñu gis ne gouvernance sobre et vertueuse bu mu waxoon nekkatul gouvernance sobre et vertueuse mais dafa nekk une gouvernance sombre et vicieuse mu dikkatu ñu waxatu ñun day def rupture mais ñu gis ne rupture amul mais continuité lay def ci loo xamante ne bi mu ñëw dafa waxoon ne Sénégalais day def réduction des comptes traque des biens mal acquis yooyu yépp mu dig Sénégalais yi ne bu dikkee li nga xamante ne moom la Sénégalais yi doon jooytu ci ay rëq-rëq ak mal gouvernance bi nga xamante ne amoon na ci suñu réew mi gëmoon nañ ne mënta dindi lépp mais jàppoon nañ ne par rapport ak moom li mu doon wax ak Sénégalais yi ak parcours bi mu am ñu njortoon ne bu dikkee au moins kat dina rus a def lu yées lu Ablaye Wade defoon wala Abdou Diouf wala Léopold Sédar Senghor mais gis nañ ne actuellement nii mboole seen lépp loo xamante ne xeetu ñaawteef la wala xeetu njublang wala xeetu jalgati goo xamante ne rek mënoo ko sax imaginer moom mi ngi koy def ak ñi mu àndal parce que boo jëlee OFNAC danoon OFNAC pour ñoom la CREI yi pour ñi jiitu woon la mais OFNAC pour ñoom la tey OFNAC boo demee ci rapport boo demee ci table procureur ñaata rapport la ñu wax ne moo fa nekk 19 rapport kat moo ko wax Seynabou Ndiaye Diakhaté moo ko wax procureur ñëpp yi dégg 19 rapport yooyu noonu ba léegi amul benn suite mais li nga xamante ne moo leen intéressé woon muy Khalifa Sall bu mu nekk candidat rapport bi nga xamante ne moo tax ñu topp Khalifa Sall ba def ko condamnation bi nga xamante ne ci la nekk tey rapport boobu noonu ci ban rapport la bokk en plus ma fàttali leen ne IGE tegale na 2 ba 3 at yoo xamante ne génnewul rapport dafa boole rapport yi génnendoo ko te normalement chaque année dafa war a génne rapport ñun maanaam IGE mi ngi def liggéey bu am solo wante seen liggéey bu am solo boobu ñuy def bu yàggee dootu amati solo ci askan wi li tax mooy dañ naan nawoon fawoon rek parce que buñ ko génnee exploitation bi nga xamante ne war nañ ko exploiter rapport yi te ki nga xamante ne moo war a joxe ndigal muy le président de la république nga xamante ne moo naan lii nii nañ ma ko saytul nañ ubbi information ci kii wala ci kaa wala mu transmettre ko procureur bi nga xamante ne ku ñu topp moom moo la war a topp kooku noonu ku mu neexul le fait que mu jox ministre de la justice ne ko yóbbul ci procureur bi nga xam yaa ko yëlif mu topp ñi nga xamante ne ñoom lañu war a topp dama jàpp ne loolu nekkul loo xamante ne ñun sénégalais yi lii xew ci rapport yi lu ñu bett la parce que gisuñu fi lu bees
ci ay jëfinam yëpp même tey bu ñu dikkee ci rapport yi la daa am rek moo amaat tey képp koo xamante ne rapport épinglé na la wala njort nañ ne sax def nga loo xamante ne méngoowul ak na nga war a doxalee te faroog moom mu créé la problème jàpp dugal ci kaso bi képp koo xamante ne aussi nekkoon nga ca safaan ba te nangoo ñëw ànd ak moom bu jël say dossier teg ci kuddam comme na mu ko waxee woon ñi ànd ak moom nag depuis 2012 ba léegi mënuñ ne ñi ànd ak moom ñëpp ci ak jub la ñu nekk ñaata collectivité lañ fi épinglé ñaata ministre lañ fi épinglé au contraire moom mooy jóg di défendre ministre yooyu leen exemple de mën nañu joxe exemple comme ministre de l'enseignement supérieur ba woon muy bi nga xamante ne moo nekk Cheikh Oumar Anne ba léegi te nekkoon directeur u kudd pourtant yooyu yëpp ay rapport la yoo xamante ne ñu ngi tegee sur la table kon bu yeneen rapport yi ñëwee yokku ci dañuy jàpp ne lawoon fawoon rek maanaam lu bees du ci am lii nag mooy kumba am ndey maanaam nekk ci réew moo xamante ne boo falek président da ngay buur di bu mi lu la neex def dara du la ci fekk boo falek président wala président ne la kaay ànd ak man nga bañ su boobaa yow moom lépp loo xamante ne rek moom la yoon wax dañ koy appliquer ci yow wante bu dee da nga far ak président lépp loo xamante ne yoon wax na ko ci yow su boo jalgatee bu boobaa dañ ciy gëmu ay bët te ma jàpp ne affaire bi du problème boo xamante ne Macky Sall moom rek la war a soxal dafa war a soxal Sénégalais yi parce que Macky Sall dañ ko fal jox ko sunu ay pouvoir mu yoral ñu ko pouvoir yooyu noonu mu war ko séddale sénégalais bu ne lay sa àq ak sa yelleef nga war ko cee jot mais nag bu dee nañ ko santé ak nam waate woon dana sàmm li nga xamante ne mooy charte réew mi muy constitution bi ak loi yi nga xamante ne ñoo aju ci réew mi ñu gis ne moom mi nga xamante ne moo ko war a sàmm moo koy jalgati ça pose problème parce que déclaration de patrimoine waroon na ko def ay ministre am tey mi ngi nii xam naa loolu danañ ci ak sax mais mi ngi nii gis ngeen li ci xew lépp ça pose problème moo tax daal lawoon fa woon lañ jàpp ne moom du dara lu ci bees kumba am nday kumba amul nday rek ñi réew mi doxe te ñuy ñaan yàlla nag Sénégalais yëpp war see jóg taxaw ci ñu xeexandoo ko ba am ci ay coppite yoo xamante ne dana ci mën a am. di la jaajëfal sëñ Abdou Sagne waa xam naa loolu rek moo waral ñi nga xamante ne ñoo lànk ak ay gàngooram ñu xëyoon génn di naqarlu yorinu réew mi nga xamante ne moom la président de la république ak njojam yore jamono jile réew mi. waaw loolu xam nga muy lu ñu miin tamit ci nit ñi xëy na ñoom xawoon nañoo maye benn bâtiment ndax jamonoy Covid bi nga xam ne. Côté émotionnel lañ ko njëkkoon a gérer nañ bàyyi président mu diriger mais dem nañ ba ci biir ñoom itam comme dañu parce que loo ci mën a dégg ñëpp politique la ñuy def ñoo lànkat ku mën a doon ñoom it demoon nañ ba tàmbali nag di réer ni ñu déggatuñ leen te gis nañ lu ñu lànk ci wàllu rapport yeeg ak yi nga xam ne noonu la président doxale yëpp ñoom itam ñu génn pour fàttaliwaat seen bopp ñu ngi fi di lànk ba tey mooy loolu mu doon ay jamono ay kii yoo xam ne ci kanam day continuer ji ndax am na ay échéances yu jublu yoo xam ne ku ci nekk bëgg nga cee feeñ te yàlla dafa def ñu ànd am nguur goo xam nag nguur gu neex a xeex la parce que bés bu jot mi ngi prêter le flanc mi ngi def ay problème mi ngi indi ay jafe-jafe yoo xam ne da nga ciy mën a sukkandiku di mën di wax sa xalaat te day am fu mu yegg foo xam ne comme yàlla def na ni gisuñu wax dëgg yàlla noo ténor politique yi nga xam ne ñoom ñoo war a yor mbirum opposition bi taxaw jàmmaarloog moom li ëpp ci ñoom bokk du moins faaw ay genre ay ñoo xam ne bu société civile lañu sol waaye mën a jàmmaarloo ak nguur gi looloo waral nga gis ay ñoo lànkat ak yeneen xeet léeg-léeg nga gis yeneen xeetu nit yu dajaloo formé beneen tur am na nuñ ko tuddee làqu ci bëgg a defar réew mi taxaw jàmmaarloog Macky Sall ndax ña ko waroon def xëy na yàlla dogal ni defuñu ko. sëñ Ili. waaw sëñ am. sa analyse ci marché boobule. non li may wax rek mooy ñoo lànk ñoo bañ yaakaar naa ne marché bi ñoom dañoo delloowaat buum ca mboy ga rek xam naa dañoo jëloon vacances nag par rapport ak Covid bi joxoon leen vacances yi donc dem nañ ba gis xam ne instant bi ñu toll jóg dafa jot. ndax dérive yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñi ngi ci wax dëgg yàlla dafa ëpp na ëpp goo xam ne nii wax dëgg yàlla ku dul ñoo lànk ak ñoo bañit wax dëgg yàlla war nga ne man ànduma ci kon donc groupe ànduma ci tamit war nañoo jóg parce que wax dëgg yàlla li nga xam ne noonu la réew ma di doxee jamono ñu toog wax dëgg yàlla li ñuy wax ne sabar gu tas la lu waay neex fecc fu waay neex jaar daal suñu réew da ci sama ko gisee mooy ñu am fi mu toll nii amuñu njiit ndax fi mu toll nii ñoo war a def ñu ngi def lu leen neex
te amul leen lu nga xam ne kii kon nag ñoo lànk war nañoo mën a jóg ànd ak population bi xamal population bi te ñu bàyyi ko xam comme ni ko kii ñu bañ ciy dugal politique rek politique boo xam ne nii dana ragaloo ñenn ci population bi niñ ci war a ànd niñ ci war a duñ ko ci jàppee donc nañ ko def te rek xeex loolu rek tax te bañ ko politiser donc ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy société civile yi donc créé wu fu nekk mouvement nekk fa donc buñu man li ma doon ñaan buñu mënoon a booloo doon benn mu doon benn kii muy société civile bu dëgër civile moom bi nga xam ne moom lañ tàmmoon di gis Sénégal wala moom lañ amatu fi kon jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk te xam ne loolu ñoom ñoo war a kii loolu ñoom ñoo gën a mën a dëgër war a mën a xeex loolu ndax instant bi ñu toll wax dëgg yàlla ñoo lànk ñoo bañ moom dafa jot ndax yëpp a ngi fi toj yeeg Covid bi lépp yaar kenn xamut a ngi fi donc war nañoo mën a jóg na wax dëgg yàlla wax ak état bi delloo si leen ne arrête lii doy na nag léegi nii nañ leen defee nii donc loolu yaakaar naa ne wax dëgg yàlla loo xam ne nii lu jaadu la lu jaar yoon kii la ndax fokk ñu am ñoo xam ne nii aussi ñooy waxal population bi parce que politiciens yi jamono yu toll population bi xëy na am na leen gëm waaye am na ñoo xam ne su duggee dañ naan da koy politique la jëm la nangam ak am donc mais nag bu société bi civile bi jógee ànd ak population bi dinañ xam ne lii kat réew mi ko soxla kon réew mi ñoom la ñuy défendre kon donc nañ ko défendre rek te dañ ci boole leneen. d'accord di la jaajëfal sëñ Bàcc. waaw sëñ Amidou. waa analyse bi boo ko defee ba pare xam naa heure bi moom li ci des daanaka bariwul. ok incha allah. bismillah ñëwal. waaw xam naa rek li ñu ciy wax sax moom xam naa ne bariwul parce que li ci am solo rek mooy li nga xamante ne ñoo lànk ñoo bañ ñu ngi koy def di leen ci jaajëfal ñoom parce que taxawaay boobu nag mooy taxawaayu citoyen bu ne mooy taxawaayu patriote bu ne. parce que am réew bu ñu ci nekkee ñi war a gouverner dañuy gouverner ñi war a opposer ñi nekk société civile nekk société civile parce que li taxoon ñuy xeex démocratie di xeex transparence bonne gouvernance ba léegi nag mi ngi fi dama jàpp ne kon donte am na ñoo xamante ne am na taxawaay bu ñu amoon démb tey ñu soppi seen taxawaay mais am na ñoo xamante ne rek fu jamono man di toll dina am ay bañkat yoo xamante ne lépp loo xamante ne day lëngaloo wala day méngoo ak mal gouvernance dañ koy xeex di xeex lépp loo xamante ne rek day indi li nga xamante ne mooy ak salfaañi ci loi yi ak règlement yi nga xamante ne moo tënk réew mi kon dama jàpp dañoo lànk ñoo bañ li ñu def c'est un combat boo xamante ne képp kuy citoyen da nga ci war a jàpp parce que li ñu xeex lan la bonne gouvernance transparence ak li nga xamante ne mooy ressources yi nga xamante ne réew mi da koo moom sénégalais bu ne gis ci boppam kon dama jàpp ne ci gàttal combat la boo xamante ne bu am solo la bu ñëpp war a taxawee boo xamante ne ñun dañu ci encouragé te jàpp naa ne aussi réew mi ku gis fan yi ni muy doxee ci ay mal gouvernance boo xam ne mi ngi fiy am ci pëccëxoo boo xam ne mi ngi ciy am ci jaay doole ci arrogance boo xam ne ak insolence boo xam ne ci domaine yëpp nag suñu ressources yi daanañ xaalis nga doon dégg ñuy détourné leen léegi ñu ngi dégg ñuy détourné ay kéwél ay koobaak lu kenn xamul nga xamante ne loolu lu mat a ñaawlu lu jara ñaawlu kon daal ci tënk moom ñun li ñuy rafetlu rek mooy képp koo xamante ne da ngay taxaw di xeex pour bonne gouvernance di xeex pour transparence di xeex pour équité ñun duñ man lu may di ko rafetlu di lay jaajëfal di wax ne xam naa kon waxtu bi li ci des bariwul dañ fi yemale kàddu yi rek question bi rek après une fois bala ñuy def tour table ji maanaam askan wi nga xamante ne moom la ñuy waa ñoo lànk moom lañ ne ñoom la ñuy xeexal mais askan wi dafa mel ni gisuñu leen démb waaw d'accord xam nga actuellement ni am Sénégal dafa am benn gis-gis wala ay xalaat yoo xamante ne dafa am ñoo xamante ne dañ ko bëgg a dugal ci bopp askan wi man dama jàpp ne manifestation bu ñu ko defoon benn nit dem teewee ko te am gëm-gëmu ne dafa war a teew man dama jàpp ne ça suffit donte mbooloo mi su ñëwee bëri baax na wante aussi nañ comprendre contexte bi ñu nekk aussi c'était pas évident que ñu am mbooloo mu bëri man dama jàpp ne di natt ay manifestation ci ay mbooloo ak ay bëriwaay d'accord am na solo wante aussi gëm-gëm bi man dama koo ëppal solo man li ci am solo mooy acte bi ñuy def rek acte bu noble la léegi képp kuy sénégalais koo xamante ne tey ñoo lànk ñoo bañ wala ñeneen ñu dul ñoo lànk ñoo bañ bu ñu wootee yow nga jàpp ne waroo dem te yow yaay nekk ci kër yi di jooy yaakaar naa ne ña fa teewoon li ñu xeex ak li ñu bañ ñoo ngi nekk ci kër ñi ñoo ko bokk kuy dund
kon dama jàpp ne njariñ lañ cey jëlee ñun ñëpp ñoo koy bokk jariñoowaat kon dama jàpp ne combat la boo xamante ne képp kuy citoyen loo war léegi nag Sénégal li ci am mooy ñu bari dañu bëgg a toog ci kër yi rek naan ñoo ngi seen ginnaaw daal kuy xeex Sénégal moom da nga bëri ñu la koy wax ñoo ngi seen ginnaaw góorgóorlu yàlla baax na nangam sàngam alors que affaire bi ku ci nekk da nga ko war a def sa bopp kon li ñu war a wax mooy que ça soit fees na wala feesul li am solo mooy gëm-gëm ba ñu am jàpp ne dañoo war a taxawal seen réew parce que mënoon nañu def ni seen ay morom kon man dama leen di jaajëfal ci taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ak lu mën a xew. d'accord sëñ Abdou Sagne xanaa cere ji ngay. waaw ñu terminé mais question bi dañ ko yóbbuwaale muy kéwél yi nga xamante ne ministre bi doon na ko yóbbu këram ba am ñu ci faatu ñi naan. ñaar la ñi naan ñett la ñi naan ëpp na loolu ñi naan am na ñeneen ñoo xamante ne sax ñi ngi def li ni mel mu mel ni loolu la moomeelu askan wi la te ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk wàlla woowu leen ngir ñu sàmmal ñu ko ñoom ñoo njëkk a jalgati yoon. waaw loolu de mooy li nga xam moom lañ doon wax sànq ci nga xam ne moom lañ wax boobu ba léegi te mu arrivé ministre Abdou Karim Sall mi nga xamante ne ni moom moo ko doon def ba loolu am ci mu nekk ci domaine am loolu tamit day feeñal li nga xam ne moo am ci réew mi rek mooy ne ñu war a tere ci boppam nga xam ne ñoom lañ war a séentu ci ñoom yenn ñoom ci mbir yi ci ñoom la commencé ñu gis sax ñu tudd ci ay Mansour Faye ak ay yooyu ñoom itam ñu génn weddi mais li ngay xam rek mooy sénégalais yi moom de toutes les façons mooy seeni kilifa ñoo def yooyu ba loolu loolu xew ci ñu jàngat bi nag moom ñëpp xam nañ ko mooy ne ñu war a tere moom fii comme li ma ko waxee rek ñooy indi jafe-jafe yi bu ko defee noonu lañ ko gisee quoi. waa di la jaajëfal xam naa dañu lay bàyyi nga jaare noonu tàggoo parce que heure bi moom daanaka moom li ci des bariwul xam naa pour ñëwaat bi dina xaw a xat lool. waa kay ñu ngi tàggu bu baax a baax waa auditeur ak internet Sen Vision Média te di leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje bu beneen yoon incha allah rabbi di ñaanal aussi ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon débat bi di sëñ Bàcc ak sëñ Elimane di wax rek ne lépp luñ fi wax loo xam ne xëy na rëcc la ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax lépp lu fi baax rek ñu xam ne bëgg a defar ki moo waraloon loolu ok jaa ngeen jëf. di la jaajëfal sëñ Idi. waaw sëñ Amidou. waaw man nga yóbbuwaale kéwél yi rek question boobu nga jaare fa rek tàggoo bu doonul tàggoo daanaka daal waxtu bii la jeex na tàkk. waaw wax dëgg yàlla di wax ne li nga xam ne ministre yi def nañ ko muy lu ñaaw loo xam ne ni ñoom si beneen citoyen moo ko waroon a ñëw def ñu dal ci koom waaye comme ñoom ñoo ko njëkkee wax dëgg yàlla du ñu mën a wax lu kilifa nag moom bu jàddee rek mbir moom day kii ndax mooy bopp wagon nag bu wàccee raay bi rek daanaka bu wagon yi daanu wutit danañ weng donc mu doon loo xam ne ni wax dëgg yàlla lu ñaaw la ci lu toll ni ministre de la république muy loo xam ne xëy na bu fekkee ne loi bi permettre dafa am loo xam ne bu la ko loi permettre tamit aussi am na lu la war a tënk moral war la mën a tënk ba du tax nga dem. ñu ciy tudd ay Aly Ngouille Ndiaye di ci tudd ministre Mansour Faye ñii naqala ko weddi muy loo xam ne ni donc lu ñaaw la ndax loo xam ne ni askan wee ko moom Sénégal moo ko moom suñ ko yóbbu woon feneen ci loo xam ne ni ñoom ñoo ko moomal seen bopp la seen kii privé la loolu day doon loo xam ne ni wax dëgg yàlla ñu koy ñaawlu di ko dénoncé fu dénoncé ndax loolu conflit d'intérêt bi ci nekk wax dëgg yàlla moo jaaduwul kon donc ministre de la république yi ne ñooy def yu ni mel di ko def ci alal ji di ko def ci yu ni mel ñu kii ko di wax ne yàlla wax dëgg yàlla réew mi daal war nañ ko redressé waat daal justice daal war nañ ko jox cër ba nga xam ne yenn yi ku jàdd yoon daal mu rëq sa ndax lii Macky waroon na ci mën a sukkandiku rek def ko ci sanction yoo xam ne ni ñoom ministre yi nga xam ne ñëpp nañ ko donc ba population bi xam ne kat moom kat ki jàdd yoon comme aajowul procureur mais moom def na sanction administrative déjà donc ba xelum population bi daal loolu day wane ne rek réew mi moom ko ànd ak Macky daal lu la neex def boo àndagut ak moom saawaay ñu rëq sa ndigg ndax boo ko xoolee ci Moustapha Cissé nekk na ci jafe-jafe ña nga xam ne ñoom la nekkal ci jafe-jafe ñoom ñi ngi guddaan daanaka noos te xat-xat buñu mar a nekk ñoom ca waroon a nekk waaye nag gis nga dem fa demee di doxit rek di tàgg foofu
di wax ne ñi ngi kontaan ci émission bi di kontaan ci Bathie Ndiaye ak Abdou Sagne di wax ne xalaat yi sell na macha allah di kontaan ci yow mi nga xam ne yaa yoroon nekk ci wàllu technique bi yore aussi micro bi di jaajëfal mbokki internet yeeg auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di wax ne ngeen ñuy gën di ñaax di ñu gën corriger di wax ne lépp lu jub rek ñu xam ne noonu lañ ko bëggee lu ci dëng nag nga xam ne suñu njuumte la ak suñu ñàkk xam dañ doon jéem xamantu rek di jéemoo xalaat waaye nag doonul loo xam ne nii xam-xam la bu ñu am waaye dañuy xamantu di ci góor li ci ndam na bi yàlla na ci yàlla def ndam ak tawfeex yu yaatoo yaatu daal ba ëllëg si biir daal Sen Vision Média fu ñu tuddee TV5 wala tuddee fa canal wala tuddee fa yeneen chaîne yu mag yi CNN du média yàlla mën na ko yàlla def Vision Sport fàtte nga ko def Vision Sport bu suba. waaw wax nga dëgg di leen fàttali que seen émission bi nga xam ne mooy Vision Sport bi war a am ku bëgg a déglu sport xibaaru sport nag non foofu rek nga koy déggee nag foofu rek la mbir yu leer yi di am. donc ñu war ci ànd ak Dominique Diatta ak Ousseynou Diallo ak sama naataango bi bu dee temps bi may na ko muy Bathie Ndiaye ñu war a waxtaan li nga xam ne moom mooy sport waxtaan transfert yeeg ñoom seen yëpp lépp daal lu ngeen bëgg ci sport daal kar leen ko foofu demain à 16h 17h ku dem ci beneen feneen rek doo xam li xew ci sport. di lay jaajëfal bu baax sëñ Bathie. waaw suñu am ñoo ngi. jaajëfal xam naa ma jox la benn question rek mooy question mujj bi. mu mel ni lii ministre bi tey def bu ko citoyen lambda bi defoon braconnier lañ koy tuddee noo gisee loolu. mais ba léegi moom tudd nañ ko parce que li mu def moom ku ko def aussi braconnier lañ la mën a tuddee rek wax dëgg yàlla am parce que mbir yi moom man sax fi nit ñi di xalaate dama ko romb parce que buñ demee ci réew mu normal ñu dem ba naan bon ministre yi dañoo am ay ferme yaakaar naa ferme yooyu noonu waroon nañoo lëñ bët te dina am solo sax ci déclaration de patrimoine yi ñuy def ñu xam naka lañ ko amee ak fan la et tout ça yooyu yëpp yaakaar naa ne Sénégal yi soxla nañ koo xam et ñi ngi wax ne ëpp na benn ministre man li ma ci gën a déranger rek mooy le fait que mu nekk ministre bi nga xamante ne moom moo yor wàllu environnement conflit d'intérêt bi leer naa ñi nga xamante ne donte bu ko yoon mayee woon sax maanaam xel na ko mënta nangu ci gàttal moo tax daal mbir la moo xamante ne lu ñuy ñaawlu la te réew mi li ñuy wax rek kumba am nday ak kumba amul nday dafa war a jóg parce que sénégalais moom sénégalais la kon ku ci nekk rek sa àq ak sa yelleef dañ la ko war di sàmmal bu baax a baax daal ci tënk ci côté boobu noonu loolu mu laaj ci amul lu ma ci bëggoon a wax rek di sant ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi doon teewlu émission bi di lancer appel ñi nga xamante ne ñoo ngi déglu partout dans le monde rek di leen Sen Vision Média moom rajo la boo xamante ne yéen la fi nekkal ay ndaw la yoo xamante ne dañuy góorgóorlu dina am na bi képp koo xamante ne rek bëgg nga jàpp ci liggéey bi aussi incha allah boo duggee ci suñu site internet da nga am ay contacts yoo da nga mën a contacter ñi nga xamante ne ñoo di waa rajo bi di woo ñëpp rek ci sponsor yeeg ñëpp ñoo xam ne yor nañ ay produits yoo xam ne bëgg nañ koy publicité et tout ça rajo la boo xamante ne aussi macha allah dañ koy déglu partout dans le monde te suñu ay ambition gën naa kawe bu baax a baax daal ñu ngi ci ay liggéey yoo xamante ne dañ ñëw ci ay programme yu am solo kon di ci woo ñëpp rek suñu am di la waxaale aussi gars yi ñi ngi wax ne yenn émission yi buñ mënee di dugg di intervenir ñu wutal leen ligne boo xamante ne daal danañ ci man di jaar di mën a joxe seen xalaat dina ci am solo bu deen 15 minutes la sax wala 30 minutes ñu koy am ci yenn émission yi daal loolu yóbbante la boo xamante ne jotoon naa ko fi ci ñoo xamante ne dañuy faral di topp yenn ci émission yi fiy jaar di wax ne des fois daal dinañ bëgg di dugg di joxe seen xalaat ci yenn yi xam naa rek yooyu du ñàkk aussi ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon topp ci senvisionmedia.com di leen jaajëfal Bathie yaakaar naa loolu liggéey bi yëpp ci la ñu nekk ñun daal auditeurs yi lañ fa nekkal incha allah dinañ def lépp loo xamante ne seen kéemtalaay kàttan la ba bépp émission boo xamante ne am na fi daal dañ teg benn numéro boo xamante ne incha allah ku ci bëgg a dugg daal di nga si dugg mu doon seen émission intérêt général doon am fii si seen rajo Sen Vision Média Amidou Pouye doon leen ko digtal tey nga xamante ne di samedi le 18 juillet àndoon ci ku si mel ni Bathie Ndiaye moom la si France mu ngeen mujj ko dégg noonu ki nga xamante moo di Elimane Ladiane nekk Maroc ak ki nga xamante ne moo di Abdou Sagne nekk tamit fii si Sénégal di leen wax rek ne tamit Vision Sport demain 16h 17h la xam naa di ngeen ko suivre bu baax ak Ousseynou Diallo
waaye ci kanam tuuti rek bu ma tekkee ki nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane Diouf foofu la sa Maroc moom it moo fas yéene dikk si émission boobu léegi nga xamante ne doxantu musical la ko tuddee te amoon yéene tey invité ki nga xamante ne moo di Ali Dieng waaye ñu fomm ko ba nga xamante ne moo di samedi bi di ñëw di ñaax askan wi rek tamit mesure barrières yi masques yi gel yi lépp daal ñu koy sàmmante parce que jàpp nañ ne loolu rek mooy solution bi nga xamante ne askan wi war nañ ko def ngir xeex li nga xamante ne moo di Covid 19 bi mu doon seen émission intérêt général fii seen rajo Sen Vision Média ba samedi incha allah jërë ngeen jëf. boo fi jógee sa woy daf fi